sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci coow li jeexagul ba léegi ci yokkuteeg courant bi ñu bëri jàpp nag ni yëf yi ñu ngi koy doxal ba noppi ay borom kër gis ni seen facture yi la weesu daanaka dafa gën a seer ñoom nag ñu ne sax rawatina ñu yore carte woyofal yi yëf yi dafay jeex laata kon lañ ca dugaloon di jeex ci di Mamadou Diop Decroix moom ca Ndofane sax li mu yëkkati ni ay kàddu ci yokkute googu mooy askan wi képp ñoom ñoo ko mën a lijjanti fexe ba nguur gi deltu ci ginnaaw ca jam ñaajo am na coow ndax ñay yeewoo fële ca diwaan wa dañoo lànk ne duñu ànd ak centre ba ñu fa nar a amal ngir soppi mbalit mi def ko engrais bio dañoo gis ni rek lépp lu ñeel wàllum alam gi respecté wuñu ko ca diwaanu Diourbel ñu fa dëkk ñoom bëggatuñu it ak waa tekk yoral lii di ndox mi foofule dañoo gis ni lu ca ëpp dafay am ay jafe-jafe ci ndox boobee ñu jot ko waaye tamit wàllum qualité beneen ponk ci xibaar yi directeur sécurité publique di ñaax takk der yi ñuy gën a baral seenu loxo buñ leen woowee fenn Abdoulaye Wahab Sall nekkoon ca diwaanu Kaolack ngir teg commissaire central bu bees ba ca toogom muy woo it takk der yi ca commissariat ya ñu gën a dalal nit ña fay ñëw ak seeni jàmbat. xibaaru tàggat yaram ñaareelu bëccëg ci Ligue 1 Dakar Sacré-Cœur moom tegle ñaari ndam bu mujj mi nag diggam ak Stade Mbour la mu dóor ko ñaari bal ci dara jamono ji moom moo jël boppu classement bi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ la nuyuwaatee ba noppi yokkute courant bi benn fan ci weeru décembre lañu ne lañ koy doxal waaye nag ci facture yi di ñëw lay feeñ bëri na ay njaboot yoo xam ne dañoo jàpp ni yëf yi kay doxal nañ ko ba noppi ñi nga xam ne dañoo am sax ay compteur woyofal maanaam dañuy jënd carte recharge dugal ko nee nañu li ñu nemmeeku mooy seen carte yooyu lee dafay gaaw a jeex ba tax na jàpp nañu ni jamono ji daal yokk nañ ko bu yàgg di leen ko nëbb reportage Pape Fara ñi nga ak Ababacar Camara. ku njëgu courant bi benn fan ci weeru décembre bi lañ ko jàppoon waaye nag li nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci facture yi dafa mel ni wedd na lu nu mel ndax client yu Senelec jàpp nañ ne facture weer wi dafa saf sàpp. bu dee le 1er décembre lañ waxoon de fi mu ne nii facture yi ñu indil moom yokk nañ ko moom. yokk bi mooy à partir de 1er décembre. la ñu war a yokk. mooy facture yi war a ñëw fii ak peut-être février. yooyu la ñu war a yokk mais pas facture yi nga xam ne. consommé nañ ko ba pare. waaw yokku na. waaw parce que facture bi passé li ma fay ak bii moo ëpp. bon TVA yi mu ngi nii bii dañ def TVA 18% 10 200 xaw ma ñaata. ñun ñu ngi doon fay 55 000 léegi ñu ngi ci 82 000 francs la ñuy fay. maire baa ngi koy jooy bari ki démb rek lu mu waxul amul daa jooy nanu Macky Sall dimbale ngir yàlla ak yonente bi wàññi courant bi. affaire yi cher na trop dëkk bi tar na dëkk bi dëgër na. Sénégalais yi sonn nañ nous sommes fatigués. li nu mel tamit la ñu nemmeeku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am compteur prépayé yi nee nañ seen carte yi dafay teel a jeex wuuteeg jamono yële. yokkute courant bi de ñëpp ko yëg nag wax dëgg yàlla carte la ñu am de wante moom li ñu ko daan consommé ak léegi daal moom kiiwul daal. bu ñu daan jënd ay 5000 daan dem ay 15 jours. ba ëpp ko 15 jours 20 jours yooyu lañ daan dem mais léegi moom boo jëndee du mat sax 2 semaines. boo jëndee 10 000 moom balaa am une semaine mu jeex wax dëgg yàlla. waaw moom la ñu yor mais cher na trop mën naa am ay 15 jours wala 10 jours en tout cas daal du egg weer. courant bi di doy seen kër ñenn Sénégalais yi tàmm nañu wut ay méthodes yoo xam ne ngir mën a économiser lii di courant. bu ñu xëyee bu guddee dinañ taal suñu frigo yi bu bëccëgee ñu fay. waaw ndax man fi mu ne nii léegi su may génn damay fay sama frigo damay fay lépp ndax dafa metti. parfois dañuy dóor ba 5 heures ñu waaj suba ñu ñëw eggale pour jéem a taxale affaire yi mais dëkk bi amul xaalis affaire yi dara amul. gannaaw ñaari ay bés rek ba ñu yokkee li du courant bi sénégalais yu bëri nag ñoom tàmbali nañu yuuxu la ñu bëgg moo nekk nguur gi xolaat bi les décisions. député bi di Mamadou Diop Decroix moom nag li mu jàpp mooy askan wi képp moom moo mën a tax ba nguur gi deltu ginnaaw ci dogal boobule maanaam yokk courant yi ca Ndofane ga mu nekkoon ay militants am invité ko moom député bi yëkkëy na ay kàddu ci it Guy Marius Sagna ak ay ñooñam yi ñu tegoon loxo ca buntu palais de la République beneen ponk it bu mu wax njuuj njaac bi ñu nemmeeku ci campagne njaayum gerte gi Mamadou Diop Decroix ci micro Ibrahima Diame ak Fally Gueye. nit ñi am nañu droit du sax droit devoir la
waru gar la war téef la pour ñu xeex njëg yi ñu yokk courant bi léegi nag am na ñu ci jiitu mooy ñoom Guy Marius Sagna ñoom Babacar Diop dem palais présidentiel mais palais présidentiel d'accord président de la république fa la dëkk mais président de la république sunu employé la noo ko fay noo koy fay noo ko fa dëkkal ana ka fa dëkkoon ba ñu wàññee carte yi ëpplewut anam moom mii day dem kon nag foofu il faut quand même Sénégal vraiment war nañoo dellu siwaat suñu xel c'est-à-dire jamonoy colonialiste nga xam ne dañu naan buur mais loolu amatu fi Amérique quand même bu fekkee ne dafa am réew mu ñuy menacé Amérique la ñu gën a menacé xanaan ci Sénégal nag am na waaw mais giri yu palais présidentiel bële barki démb waa kër Macky Sall dem nañu fa manifester sañ nañ ko parce que seen kër la mais opposition bi aussi seen kër la sañ nañu bu ñu kontaanul dem ba foofa ne kontaanuñu et puis di wax sénégalais yi aussi ñoom it nañ ci bokk nag. lance aussi un appel à toute la population su amee ay manifestations yu mel noonu ñu bokk ci suñ ci bokkee gouvernement bi dina xam ne non affaire bi il faut ñu dellu gi. mbootaay boobee ñu duppee ñoo lànk di xeex yokkute ci njëgu courant gi tey jile ci ngoon sax dinañ jàkkaarloog taskatu xabaar yi bu ñetti waxtu jotee ca route de Ouakam fàttali ni aljuma ji weesu amaloon nañu benn manifestation ngir naqarlu lu ni mel. ñu dem ca Dugar ca Diamniadio la askan wa danoo lànk ne ànduñu ci benn usine buñ fa nar a taxawal wala sax ab centre boo xam ne dañuy jël lépp luy mbalit di ko soppi def ko engrais ñoom li ñuy ragal nag mooy mu nekkaat beneenub mbëbë di leen jural ay loraange ci seen wàllu wér-gu-yaram ak leneen ñu ne laata ñuy taxawal projet boobu le defuñu li ñuy duppee ay étude environnementale xool lan la war a jur ci alam bi Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samba. saafara ci jafe-jafe yi am fële ca Mbëbës ñii di autorités yi nag door ab projet boo xam ne bii day soppal ñi lii di mbalit ak engrais bio fële ca Dugar nekk ci Diamniadio mu doon projet centre d'enfouissement technique bu toll ci 20 hectares ak ñeent capacité am toll ci 800 tonnes mbalit bés bu jot askan wa nag ne du ci dal benn yoon ñoom nag dañuy ragal am ca Mbëbës ñu toxal ko ci seen diwaan boobu. Sitor Esmo muy société bi nga xamante dafa bëgg andi centre de transformation d'ordures en engrais ci 20 hectares nga xamante ni commune yi ñoo leen ko jox ci biir forêt classée bi te loolu ñu leen jox dafa fekk ni mooy réserve foncière nga xamante ni moom la jeunes yi yaakaar ëllëg am na leneen lu ñu mérité lu dul ñu andi leen décharge Mbëbës fii ci seen zone. mu doon askan woo xam ne wi nee nañ projet boobu dëppul ak benn yoon rek lu jëm ci lii di ay normes environnementales. ku nekk xam na ne mbalit baaxul muy convention de Genève ak convention de Duxuraat Dugar ak Diamniadio moo ci yem képp ku ko fi mën a andi ñun ñi ñu war a saisir ne leen mooy le ministre de l'environnement intérieur santé ñëpp ñi nga xam ne war na fa dem nañ fa. bu tey président États-Unis ñëwoon fii ne dafay am du fi am moo xam ak convention ñun li ñu xam mooy suñu wér-gu-yaram ak suñu avenir ak li nga xamante ni moo ñu ñor lépp luy convention te arrangé wul suñu wér-gu-yaram arrangé wul askan bi loolu ñoruñu ñi ñu war a saisir mooy autorité administrative yi saisir nañ leen léegi li ci des mooy ñu xaar seen réaction. gannaaw seen génn bile ñoom nag nee nañ dinañ wéyal combat bi ba jafe-jafe yooyu nga xam ne nii moom moo am Malika duñu ko indi ci seen. yeneen jafe-jafe GIE yi nga xam ne ñoom ñooy lijjanti wàllum ndox fële ca Diourbel ñoom li ñuy sàkku ci njiitu réew mi mooy mu nangu yorinu ndox mi ci Aquatech mi koy séddale ndax dañoo gis ni yenn saa yi dañ ci bëgg a jot ndox moomu le te duñ ko gis wala sax nag qualité ba ca boppam moo du la am kii jiite collectifu GIE yooyu yor ndox mi ca kaw ga Ablaye Faye lay wuyoo ay kàddoom Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye ñoo ko taataan. constaté que ne ñun GIE yi suñu téléphone daanaka du coupé chaque jour nit yi dañ nuy woo amuñu ndox lu xew amuñu ndox lu xew amuñu ndox lu xew dañoo lay nag ba amatuñu lu ñuy lay waaw ndax forage yi nga xamante ne dañuy doxee carburant bi ñu fiy indi dafa doyul forage boo xam ne war na consommer par exemple 20 litres par jour nga indil ko 10 litres mais kooku de facto da ngay wàññi heure de pompage yi nga xamante ne dafa waroon a bëri soo ko wàññee ndox mi du doy su ndox mi doyut population du am ndox.
leneen loo xam ne forage yi nga xam ne dañuy dox ci courant également da ngay gis ne dañuy jékki-jékki ñëw coupé forage yëpp lu tax parce que dañ ne fay nu facture bi ñu ne nag contrat de non li ñu digganteeg ñun dara defuñu ko ci 25% yi ata ngi nii ñu liggéey fayuñu ñu te kenn dégguñu ci rajo yeeg presse yi ñu wax ci ñun xaalis soxaluñu li ñu soxal mooy na askan bi am ndox li ñu soxal mooy na ndox mi sell li ñu soxal mooy forage yi bu paane nañ ko teel a réparé. forage yi moom duñ ko bàyyi moom de bañu nañu dàqunu de waaye nag nañ ñu fay li ñu yoral ba pare dàqunu te buñ fa DSP yi ne nañ ñoom bëgguñu Aquatech bëgguñu yeneen yi li ñu bëgg nañ ñu bàyyi suñu ndox ñu gérer ko niñ ko bëggee te problème du am ñoom loolu la ñu wax suspendre nañ ko fa nag tegandi nañu ko fa dama xamul fu ñuy continuer mais balaa loolu ñun région Diourbel bi am na fi forage yoo xamante ne nii dañoo bañoon ne ñun loolu du leen concerné depuis léegi ñun dégguñu dara lu leen ci topp ñuy laajte nag ndax dafa am un Sénégalais d'en haut un Sénégalais d'en bas. ñi yoree daara yi Sénégal lu bëri nag dañoo jàpp ni ci wàllum jàng bi daal dañ leen a boddi duñ leen jàppale ci dara ba tax na sëriñu daara yi daje fële ca diwaanu Thiès di wax kilifa yi ngànk réew mi ñu jooyanti ko ci nu mu gën a gaawee lu ci mel ni li ñu namm indi muy ay coppite ci wàllum daara di leen dimbali di leen jox kon ab ndimbal ñu yëkkati kàddu yooyu la ci concours national bañ doon amal ca Thiès ngir tari alxuraanu karim fële ca Tiwaawan la sax Cheikh Anta Diop ak Sey Latir nañu ko jafe daara yi de yëkkatiwaat nañ ko ci Tiwaawan ginnaaw bi doon amal nag concours jëm nag ci wàllu tarim alxuraan di waajal concours national bi secrétaire général bi gis ne daara lu am solo la cim réew te tey jii de ndongo yi war nañ leen a taxaw ba du ñu am benn jafe-jafe. jafe-jafe yi moom bokk na ci mooy daara yi manque bu ñu ñàkk ay moyens ndax ku ne xam nga ne ay xale ku leen yor te li ëpp ñu interne leen te sëriñ daara yi seen doole demewul noonu. loolu bokk na ci liy waral daara yi am jafe-jafe kon dañuy tàllal loxo ñi nga xam ne tey ñooy état bu Sénégal waaye ak ñi nga xamante ni yàlla may na leen as tuut daara mook jafe-jafe ñoo ànd mais bu état bi dafay loxoom borom doole yi def seen loxo ni ko Abdoulaye Dia defee jàpp nañ ni lu baree bari jafe-jafe bu jeexul tam dana wàññeeku. ren jii ñu taamu Tiwaawan ngir amale ko fii di tànn ay xale yoo xamante ni ñu ngi jóge fii ci département bi ngir dem ci région bu Thiès fas yéene bokk nag ci concours national bi Serigne Talla Diop wax ne li ñu gis Tiwaawan dal na xel ndaxte xale yi ñu ci bëri mokkal nañu alxuraan ci njàngin bu sell lañ koy defee. am na ci xale yoo xam macha allah seen njàng baax na te seen mokkal tam rafet na wax dëgg fa yàlla. juróom ñi fii qualifié tey ñoom ñooy teewal département bu Tivaouane ci final régional bu Thiès nga xamante ni Thiès mooy daje ak Mbour ak Tivaouane ñu tànn fa ñi nga xam ne ñoo war a dem Dakar ci weeru koor gii di ñëw. ndongo yi de yëkkati nañ fay ay baatu alxuraan yu am solo ñi dikkoon doon xool xale yi bëgg lool. tout tànk yi moo xam nag ci daara ji la ñu nekk wala ca kër ga wala ca école tubaab yi li ñu nemmeeku Human Rights Watch sax nee na yenn saa yi dañ leen di teg ay métit ba ñu génnee ab rapport li ñu gis nag mooy ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay nit yu ñuy topp ci métital yooyu la ñaar fukk ak juróom yi képp la ñuy teg ay daan te bu ñu demee ba ca digg ba àttekat bi dafay jël daan yooyu lay gën ko woyofal ñoom ñi xeex ak yelleefu tout tànk yi jàpp ni jot na gouvernement bu Sénégal mu jëm loi 2005 bi xeex fitna googee ñuy fitna la xale yi Maimouna Ndiaye ak Amadou Ba ñu nga woon ca bés ba ñuy jébbal rapport ba. xale yi ñuy mettital léeg-léeg ñu leen yalwaan loo di bëgg ci ñoom ay koppar li ñu seetlu fii ci Sénégal mooy dafa jéggi dayoo ci atum 2017 jàpp 2019 ci ñeenti région yu ñu jàpp juróom-ñetti nit rek lañ fi toppee dara ñi ci des ñëpp dañ leen a bàyyi Human Rights Watch ne lii du yoon foog ñu xoolaat bu baax. xale yooyu ñun bu ñu toogee ak ñoom waxtaan nekk dañ ay xale yoo dañuy ñoom ci ay daara la ñu jóge kon loolu day wane ni fa ñu jóge neen tuddee dañ ko daara ñoom beneen bi ci topp mooy dañu wane ci 29 cas yooyu ñuy wax juróom-ñett yoo xam ni am nañu condamnation mooy tribunal Sénégal condamné na leen sanctionné na leen kon donc loolu day wane itam que am na ay jéego yu xam ni état mi ngi ciy def ci wàllu woowu. mais des na lu bari. bu weesoo lii bëgg nañu loi bi tamit ñu teg ko daan yi ci war ñu amal ko te du am benn yoon xaj ak seen. recommandation bi mooy ñu adopté projet de loi ci statut daara yi fédération des maîtres coraniques
ak yeneen acteurs religieux yu bari yi nga xam ne ay maîtres coraniques nañ ñaan nañ gouvernement bi nañ ko na ko yóbbu assemblée ñu adopté ko. en dehors de ça xale yu bari gis nañu ne que bon Sénégal fii am na xale yi nga xam ne dañ leen toroxal def leen ci yi nga xam ne condition presque bu mu jàmm lañ leen teg. di leen exploiter di laaj chaque jour ñu indi xaalis suñu indi xaalis dañ leen di toroxal loolu lañ bëgg mu dagg. ñi nga xam ni ñooy xeex ngir ak yelleefu tuut tànk yi bëgg nañu itam ñu nasi pexe ba nga xam ni ñëpp dinañ ci déggoo ndax xalekat palaasam du ci mbedd mi. mooy tey ji structure yi de prise en charge yi am ci fépp ci Sénégal parce que boo demee ci yenn gox yi la am yeneen ñi amul. donc ñu mel ni boo jëlee région de Diourbel dafa am jafe-jafe boo jëlee région Kaffrine dafa am jafe-jafe nga jël région Saint-Louis dafa am ay jafe-jafe ci loolu te pourtant foofu dafa bari ay xale. gox yeeg gox-goxaan yi ñoom it dañoo xalaat ni am nañ ci wàll bu rëy bëgg nañu yaatal xeex mi ndax kat dañoo seetlu ni Dakar képp la ñuy amal ay jéego lu ci gën a bari. Maymouna Ndiaye jërëjëf wàllum recherche scientifique li ñu nemmeeku Sénégal mooy nag dafee am ay gàllankoor loolee waral ba Sénégal lu bëri yoon ci àdduna bi bu ñu fay dem di jongante wala ci wàllum xam-xam yooyu la sax duñ ca mën a bokk kilifa yi ne dinañ ci def ab jéego ndax lu yàggatul dara dinañ fi taxawal li ñuy duppee Fonds national de la recherche et de l'innovation benn atelier buñ ko jagleel lañ doon amal fële ca diwaanu Saly Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ñu teewal foofu. lu jëm ci wàllum gëstu ci wàllum science Sénégal téeméer boo jël matalu ci sax benn ci lu ñu dugal seeni loxo ci àddina bi mu doon xayma bi nga xam ne tax na sax ay ndaw yuy gëstu nekk fii ci réew mi fas yéene daje ngir xool nan la ñu war a mën a def ba gëstu bi ñu mën ko yaatal waaye yenn saay ñàkkum koppar mooy jafe-jafe yi. loolu li ko waral dafa am yu bari yu manqué moo xam financement la moo xam ci jàngale bi la parce que recherche ñi ko mën lool. dañuy mën a jàng ba ñuy nekk xale seen formation dafay baax donc du ñu ñekk ñoo xamante ne bu dee mathématique comme nga xamante ne moo ñu fi dajale tey du ndekk mbirum këru wala mbirum jàng mokkal waaye mbirum xalaat la moo ci ëpp donc loolu lépp day dépendre ci jàngale bi. mu doon mbir mi nga xam ne sax tax na ba kilifa yi ñoom it ñu amal ab atelier ngir waxtaanee texte yi nga xam ne dafa jëm ci anam bi nga xam ni noonu la ñuy defee recherche yi ak nu ngi koy ñoŋalee. léegi Sénégal am na ay instruments yu existé déjà lu ñuy woowee FIRST ak PAPES yi financé recherche at bu nekk ay groupe yu ndaw ak ay jigéen yi léegi nag ñi ngi xalaat beneen fonds bu gën a yaatu bu ñu woowee FNR yi boo xam ne Fonds national de la recherche et de l'innovation bi nga xam ne dafay mën a financer recherche ak ba innovation. lu ëpp ñetti téeméeri ndaw scientifique fekkoon nañu ndaje boobu ci jamono jooju tamit ay service ak ay institution ñoom it ñuy xool ban taxawaay la ñuy am ngir ñoŋal recherche yi fii ci Sénégal. ñu dem fële ca diwaanu Saloum foofee nag directeur sécurité publique moom moo fa demoon bokk na ci kàddu yi mu yëkkati Abdoul Wahab Sall mooy muy woo takk der yi bu leen askan wi woowee ñu gën a baral seen loxo teg ci bu ñu amee lu leen metti ñëw ba ci commissariat yi di ko ñaxtu ñu dalal leen ci yar ak teggin mu wax loole fële ca Kaolack kon ba muy teg ci toogum bu bees commissaire central bu bees ba foofule di Serigne Amadou Diop Ibrahima Diame Fally Gueye ci boppu commissariat central bu Kaolack chef de service de la sécurité publique commissaire Modou Bopp daal di joxe lenge yi bàyyeekoo kii di commissaire Serigne Ahmadou Diop passation de service bi nag ñoo ko defee ci ndigalu kii di directeur de la sécurité publique Abdou Wahab Sall rafetlu liggéeyu commissaire sortant bi de daal di ñaax nag ñi di élément de force de sécurité yi ñu gën di baral seeni intervention bu leen askan wi soxla. élément yi nga xam ne ñoo fi nekk sànq wax naa leen ko ñu gën a góorgóorlu ñu changer lu ñu woowee si tubaab seen posture. parce que bu ñu nee insécurité wala bu ñu nee terrorisme élément bu nekk da nga am réflexe sécuritaire même citoyen bi da nga ko war a am da nga war a am sa posture ak noo taxawee ak sa wàllu noo mën a comporter woo vis-à-vis des populations vis-à-vis ci mbedd mi dafa am façon comportement boo war a am donc loolu lañ leen gën a ñaan ñu gën leen ñaan aussi ñu nga am lu ñu woowee si tubaab réactivité dafa am solo aussi si force de défense et de sécurité mooy temps bi ngay def diggante bi ñu lay ñaanee intervention ak bi nga intervenir temps bi dañ ko war a réduire loolu c'est valable pour sapeur pompier c'est valable pour service de secours c'est valable pour service de sécurité bu munte doon loolu police monde bi yëpp war na ko am loolu dañ si gën a aussi insister. lu jëm ci wàllu accueil bi maanaam dalal bi ci biir commissariat yi directeur de la sécurité publique di woo tamit takk der yi ñu gën di rafetal seen digganteeg citoyens yi. comme raison d'être police bi population yi la ñu améliorer accueil bi. ñu améliorer l'accueil du public que ça soit pour joxe document administratif que ça soit pour
demande d'intervention wala dañu war a nekk à l'écoute des populations. ci wàllu renforcement effectif yi nag moo xamle ne Kaolack daañu ko yokkal limu policier bu baax a baax muy commissariat central muy commissariat bu Ndorong. ñu dellu si ci Ndakaaru ñi loru woon nag foofee ca lakk ba amoon ca pavillon vert ca CICES di wéy ba léegi di laaj ñu jox leen seen koppar mu di ay ndàmpaay ñoom ñu ne sonn nañu tàyyi nañu boobu ba léegi def na ñeenti at naam sax agent judiciaire état bu Sénégal joxe woon na kàddoom ne dina gën a baral loxoom ngir ñu jox leen seen koppar yooyu le reportage bi Faye ak Mar Dieng. ginnaaw bi mu lakkee ci atum 2015 pavillon vert yeesalaat nañ ko ba mu yànj waaye teewul ña fa nekkoon di daan seen doole ñoom ñi jamono ji ñi ngi daw ginnaaw ay ndàmpaay yoo xamante nit ngir ñu jot si doon na loo xam ne metti na ba jéggi dayoo. ministre bi mosuñ dajeek moom ba problème bi amee léegi sax ministre commerce benn yoon lañ mës a dajeek moom kenn mosuñoo contacter ba mu koy wax sax. bon CICES la demoon mu wax ko fa mais yàlla xam na ne ñun mosuñ ko contacter mosuñoo contacter. ñu bootu ci kuréel gi di collectif des impactés ñoom ci 24e édition bi la ñu bokk seen matériel yëpp ne furaas daan xëddéem def doom ba léegi itam l'état wi mel ni ku leen di tànkamlu naam agent judiciaire de l'état mi ngi xaw a dalal seen xel. waaw ndàmpaay yi sonn nañ ci trop parce que depuis lors boobu ba léegi ñu ngi ciy daw ñu nekk suñuy naataangoo sénégalais man ma doon ñu jiital ma doon seen porte parole def nañ lu nekk nag wax dëgg yàlla mais sant yàlla ndax dossier bi fu mu toll nii mu ngi avancé. ci côté agence judiciaire de l'État mu ngi fay avancé mais depuis ñeenti at daal ñu ngi xaar jusqu'à présent jotaguñ ci dara quoi. teewul la ñuy dund metti na jamono ji ba ñu ci bëri seen loxo dajatul seen ginnaaw benn yoon ñu ne faaw rek ñu wax ci ñoom. mbir mi métti na lool kum dalu rek doo xam ne métti na ndax ñeenti at nga toog ko nga toog yeewu benn suba teel ñëw fekk doomu taal li nga tegoon foofu mu doon doomu taal ñeenti at nga ciy daw métti na trop. lépp lu ñu amoon ay exportateur ay ñu doon def import export mënatoo dara feebar mënoo faju ndax sa lépp yàqu kon nag war nañ ci xoolaat mbir mi nu mu gën a gaawee. ngir ñu wax ci ñoom ci noonee la ñu daagoo dugg fii ci diwaanu CICES gi jéye ji amee woon waaye directeur bi lànk ne du yëy yàbbi ci suñu micro ba tax na itam ñee ne ba léegi ñi ngi xaar l'état wi faj seen soxla te jox leen seen ndàmpaay yi. jërëjëf Habib Faye ñu wutali ji bët Saloum réew mi jamono ji nag ñu ngi ci feetu fin d'année yi ñuy waajal li di feetu Noël kon. ñuy waxtaan nag ci njaayum mbaam xuux yi foofule ñu koy jaay jamono ji nee nañ daal ñu ngi cay génn bu baax a baax njëg gi mi ngi jàpp juróomi junni dem sax ñu ne ba ci téeméeri junni suñu correspondant ba nekk ca Sédhiou moom moo dem ca kenn kuy jaay di maman Albertine Gomis nee na jamono ji jaay na lu bëri sax waaye li muy naqarlu mooy li ñuy dundee yenn saay mu nekk lu jafe-jafe foofee ca Sédhiou reportage Bakary Konté ak Khali Diamé. Maman Albertine Gomis moom nag mu ngi yëngatu ci njaay mbaam xuux loolu nag ëpp na ñaar fukki at mu ngi koy amal fii ci diwaanu Sédhiou Noël nag lu si des bëriwul wante nag moom fu mu nekk nii jaay na mbaam yi bëri ndaxte mu ngi koy jaayee sax diggante 25 000 ak 50 000 francs CFA. yooyu dama ko jaay 30 000 ma jaay yeneen 25 000 50 000 yooyu dama doo amee client yi nga xam ne baana bu ñu ñëwee dem koy ne 50 000 mu jël. ma ne ko liggéeyal ñaari weer ñetti weer bi nga fay ma. mbaam yoo xamante ne ñoom nag dañuy rëy loolu mu ngi koy jaay ci Guinée Bissau loolu bokk ci Ziguinchor diggante 400 000 ak 500 000 francs CFA ndaxte fii si diwaanu Sédhiou amul ñu ko mën a jënd. mot na 500 000 waaw mot na 500 000. mais jaay fii ta dafa xaw a métti parce que doo am oto bu lay yóbbu ba Guinée ba Ziguinchor mais fii mënuñu ko jënd. loolu mooy suñu problème fii. mbaam mi ñu ma jox nii première bi ma jox ko yor am na 2 mètres aussi bii tam mi ngi noonu tëdd xam nga boobu tax ëpp na benn mètre voilà. mbaam xuux yi bëri fu mu nekk nii dee nañu lu ko war a nag nu mu amul fii aliment mbaam. mbaam bu mag bi nga gis boobu boo ko tegee beñuwaar léegi daf koy lekk ba mu jeex waaw mais boo gisee amul doole noonu parce que lekk bi moo manqué. yu tuuti ta boo gisee mu dee lekk bi doyul. ñu bëri dee nañu daal. ñu bëri dee na parce que mbaam nekk day juru fukki mbaam ak benn mbaam fukk ak ñaar mais ñu bëri dee nañu parce que manqué lekk bu doy.
Albertine Gomis di ñaan ministère de l'élevage mu daal leen jàppale indi fii ci diwaanu Sédhiou aliment mbaam xuux loolu nag bu amee ñu mën a satisfaire clientèle bi. xibaaru biti réew la ñuy wax jamono ji ñu koy dooree rek fële ca États-Unis ak France dinañ ci wax États-Unis moom ki nga xamante ni mooy avionneur bi Boeing dafa jël dogal ne dootul defarati 737 max ndax accident ay ñu nemmeeku. France ak Côte d'Ivoire moom lu yàggul dara dinañ sargal ñu ne delloo njukkal ñi nga xamante ni ñoom ñoo faatu woon ca bombardement yamoon ca Bouaké fukki at ak juróom ci ginnaaw ba léegi loolee lépp dañ ci ànd ak Aminata Mbaré Sow. Alassane Ouattara ak Emmanuel Macron dañu rendre hommage soldats yi nga xam ni faatoon nañ leen ci atum 2004 fële ca Côte d'Ivoire ca Bouaké ñooñu leen nag juróom-ñeenti soldaru français la woon ak benn soldaru américain loolee nag mu ngi amee woon ginnaaw bi crise bi yeew woon foofee ca Côte d'Ivoire ci ginnaaw élection bi nga xam ni moo joxoon victoire kii di Alassane Ouattara te Laurent Gbagbo bañoon ne du jóge ci pouvoir bi faatub soldat yooyu rek andi woon na xat-xat diggante France ak waa Côte d'Ivoire bu dee sax boobu ba léegi xamuñu ci yan anam la ñu fàtte soldat yooyu le di gulet nag ñaari jiitu réew bu France ak bu Côte d'Ivoire di amal hommage ngir soldat yooyu le loole nag dañ ci amal ca lycée Descartes foofee nga xam ni camp français bi foofu la militaire yi ciblé woon daal di faat juróom-ñeent ci ñoom. Élysée ne dakkal nañu rencontre bi nga xam ni bëggoon nañ ko amal jëmal ko ci G5 Sahel ak anam yi nga xam ni ci la ñu bëggee defar intervention ci fàttali rek le 16 décembre bi weesu ci la France kii di Emmanuel Macron convoqué woon njiitu réew yi nga xam ni ñoo fare ci G5 Sahel ngir ñëw foofule ci France ci Po ñu daal di waxtaanee ci yan anam la ñu gën a mën a renforcer seen coopération militaire boobu nag léegi nag ñu daal di jëlaat beneen date bu bees di le 13 janvier 2020 juróomi njiitu réew G5 Sahel yi bokk nee nañu daañu teewee rencontre boobule ñu ngi fay xaar kon président bu Mali président bu Burkina Faso bu Niger bu Tchad ak bu Mauritanie ngir ñu toog waxtaan nag président bu France moom mu daal di leen di xamal naka la mën a taxawee ngir jàppale engagement militaire français foofee ca Sahel. nouvelle bi du neex benn yoon ñi nga xam ni ñooy waa Boeing ndaxte ñoom dañ leen jox date ne dañoo war a dakkal defar avion bi di 737 max nouvelle boobu nag dafa war a entrer en vigueur le 1er janvier 2020 mu ngi jógee nag ginnaaw bi ñu nemmee ko avion yu Boeing yooyu le di 737 max dañoo bëri woon ay crash yu ñu def ci at yi weesu ñaar yi ci mujj nag mooy bi amoon fële ci diggante Éthiopie ay nit ñu bëri daal di faatu ci crash avion boobule lii nag di gulet fekk rek décision beneen bi ñu jëloon ginnaaw crash bu mujj bile ne Boeing 737 max dootul amalti vol international loole nag du lu baax benn yoon ci américain yooyu le ci concessionnaire américain boobule di Boeing ñu dakkal fabrication 737 max. xaru tàggat yaram football ak ñaareelu bëccëg Ligue 1 Dakar Sacré-Cœur moom moo segle ñaari ndam bu mujj bi ñaari bal ci dara la dóor club bi di Stade de Mbour mu di ab ndam bu tax ba mu jiite classement bi jamono jile Mbour waaye ñoom ñoo ko tëj Cheikh Sadibou Diarra ak Amadou Ba. Dakar Sacré-Cœur mu ngi wéy di am ndam si ndorteelu championnat bi amal ñaareelam si ñaari bés Ligue 1 yi ci kanamu Stade de Mbour ndamu ñaari bal si dara. Pape Amadou Dieng ak Idrissa Gamara ñoo dugal. am nañu ay occasion ñoom tey doon ñaari bal si couteau yi ñun tamit am nañu occasion am nañ ñaar yoo xam ne dugal nañ ko si biir moo tax bon dañuy sant yàlla rek par rapport li nga xam ne produit nañ ko fi. li nga xam ne am nañ ko dañuy xoolaat tamit suñu taxawaay ci comportement yëpp comme ça ñu gën a mën a def lu gën li ñuy def nii. Dakar Sacré-Cœur mooy def lu gën li ñu defoon daaw sinon bu ñu defaatee li ñu defoon tamit bon objectif bi atteindre nañ quoi ci loolu lañ nekk di góorgóorlu incha allah. Stade de Mbour moom mu ngi wéy di nekk si jafe-jafe am ñaari défaite encaissé ñeenti bal te dugalagul dara. door nañ bal ñetti yoon ci poteau bi avant équipe adversaire yi dugal équipe adversaire am na ñaari bal yoo xamante ni peut-être suñu ay errement défensif la dugal ko kooku dañ koy nangu ñun liñ maîtriser ak li ñu waroon def je pense que def nañ ko l'équipe a répondu ba nga xamante ni mënuñu wax dara lu dul ni delluwaat liggéeyaat xam ni metti na te peut-être sur le plan comptable
da ngay tiit parce que boo footballee ñaari match am 0 point neexul sur le plan comptable mais sur le plan de l'évolution de l'équipe vraiment mënuñu wax ni amul dara loo xamante ni mën nañu ko reprocher xale yi. ak juróom benn poñ Dakar Sacré-Cœur mi dugal juróomi bal te encaissé wul dara moo raw ci classement bi am ñeenti équipe yu am ñaari ndam Stade de Mbour moom moo jël ndàdde. jongante spécial olympique yi fii ci Sénégal nag jeex na ci week-end bi la weesu ca stade Léopold Sédar Senghor lu ëpp téeméer ci ay tout tànk yu am ay jafe-jafe ci wàllum xel nag ñoom ñoo bokkoon ci jongante boobule seeni at ñett la jàpp juróom-ñaar Ibou Kane ak Amadou Ba teewee nañ ko. spécial olympique Sénégal moom mu ngay waajal atum 2023 ci week-end gi nag kuréel gi nga xamante ne moom moo koy saytu dajale na téeméer ak juróom fukki ndaw ñoo xamante ne dañoo amee laago ngir ñu amal ay consultation médicale naka noonu itam ay olympiade ngir gën a mën a préparer ëllëg. médical loolu démb la woon tey ñu am fii li ñuy oowee young athlète mooy activité sportive pour tout tànk yi nga xam ne ñoom dañu am ñaari at ba juróom ñaari at bugg a wane ne ñoom tamit mën nañu bokk ci sport bi parce que am na ñi nga xam ne mën nañ ko dañu leen a war a jàppale rek ñu wane ko te jàppale bi nag daf leen nar a tax dans quelques années suñu amee 8-10 ans ñu mën a bokk ci compétition yi. santé bi itam bi ñu amoon démb dañu bëggoon xool suñu yaramu suñu xale yi seet naka lañu fu ñu toll ci seen wàllu yaram est-ce que soxla nañu ay spécialité wala déet donc démb am nañu ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar xale nga xam ne xool nañu seen yaram. xale yi natt seen bopp nag ci lu toll ci juróom-ñaaru xeetu tàggat yaram loolee nag ngir rek ñu mën a xam ñan ñooy dooni futur champion yi. athlétisme football ak football unifié mooy ci équipe football yi am nañu xale yu am laago xam xale yu amul laago am nañu sax championnat de football unifié am nañu itam basketball volleyball ñu ngi def natation ñu ngi def tennis de table ak ñu ngi def équitation mooy dawal fas ñun li ñu bëgg mooy préparer suñu xale yi tey ba nga xam ne ay jogante international su amee par exemple 2023 ñu ngi leen di commencer tàggat di leen pare comme ça 2023 ñu mën a participer ci ni mu gënee daal. spécial olympique Sénégal nag li ko tax a jóg moom mooy xeex ñi nga xamante ne dañoo amee laago ñu bëgg leen a génne ci wàllu tàggat yaram tey jii nag boo xoolee ñu bëri ñu ngi ciy bokk fii ci réew mi. jërëjëf Ibou Kane ponk bu mujj ci xibaar yi li yëglekaay yi xëyee tey dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf këru courant gi ci réew mi di Sénélec fa mu jëm ak waa réew mi courant amu fa barge bi ñu ne moom la Sénélec war a luye ngir mën a jox askan wi courant source soo xamal nañu ne barge boobee Sénélec mi ngi koy luye téeméeri milliards ak fukk jàpp téeméeri milliards ak fukk ak juróom te nag yëf yi mu di marché bi appel d'offre amu ci Ahmedou Diagne mi ñu dénk communication marketing ci Sénélec bi ko journaliste source waaye laajee loolee ñuy wax nu mu mën a demee li mu leen tontu moo di bu weesoo société bi ñu luye barge ndax da ngeen a xam beneen société buy def location barge man benn boobee laa ci xam keneen ku ca xam beneen nañu wax ñu ko gaañi ne ko wax ñu léegi ci xaalis bi ñu ne moom ngeen luwee barge yi mu ne leen franchement toog fi moom di leen wax waxi koppar du doon lu muy man li ma leen mën a wax daal moo di ak barge bi ñu luwee kilowatt heure bi li mu ñuy dikkee moo gën a yomb fop bu ñu ko bëggoon a produire suñu bopp ci suñu centrale yi Ahmedou Diagne tegal leen ci ne projet location barge yi bi ñu koy nas du léegi ci jamonoy Mamadou Makhtar Cissé la woon ki xëy di toxoñu ci xët mu njëkk l'observateur Mouhamadou Makhtar Cissé la jëfam ca Sénélec jamono ji mu koy jiite journal bi xàmmee wu ko jëfi ngistal ubbil yéenekaay bi Mouhamadou Makhtar Cissé ba ñu koy dénk Sénélec dañu ne woon mooy ki defaraat kër gi moom ci jëmi boppam waxoon na fi ne yéene mooy bu ñu yeggee 2020 jàpp 2021 njëgu courant bi wàññeeku bu baax a baax ba askan wi yëpp yëg ko l'observateur nañu waxam jooje nag wute nag li am ne courant bi ak njëgam dafa far yokk rax ci dolli rapport de validité financière du secteur électrique au Sénégal bi ñu def li mu wane mooy yorin wu xajam wu Makhtar Cissé bàyyi ca kër ga bokk na ci borop téeméeri milliards ak i charge personnel yu jógee ci fanweeri milliards ak ñett dem ci juróom fukki milliards ak juróom-ñaar mooy la fa Makhtar Cissé bàyyi ñu bàyyi Sénélec te wax ci DER délégation à l'entrepreneuriat rapide yëral xët mu njëkk enquête dina kay délégation à l'entrepreneuriat rapide gi Pape Amadou Sarr jiite bari nay njuuj njaaj ak i nduxum yu ñu koy waxal waxoon nañu fi financement bu ñu fi joxoon ab GIE boo xam ne ministre économie solidaire di Zahra Iyane Thiam moo ko jiite ñuy lijjanti loolee leeragul am na leneen coow lu ko gën a rëy lu amaat ca DER ne keroog bi président de la république Macky Sall doon def lancement
financement bu DER dafa amoon benn menuisier bu ñu naan Senghane Diallo bu ñu joxoon chèque bu 15 millions président ci boppam moo ko remettre woon xew wa jeex mu dem BND di jëli xaalisam ñu ne ko 5 millions 500 mille lañ la war a jox waa ji ne du ko dégg woo kilifa yi yore DER bi ñu ne ko jëlal 5 millions 500 mille li des danañu ko régler après Senghane Diallo ne bés waa DER defub délégation ñëw di def si visite de terrain bi ñu ñëwee ma wan ne li ma jënd ci xaalis bi ñu ma joxoon ci la ñu waxee ne ñun ñoo juumoon accordé la 15 millions waaye sa projet 5 millions 500 mille moo koy liggéey waa ji àllu ci seen kaw ci la ñu ko joxaatee beneen chèque bu 2 millions 500 mille Senghane Diallo dem di ko jëli waa BND rejeté chèque bi ndax dañu ne ko document yi war a àndal ba tax ñu mën laa fay document yi kenn signé wu ko menuisier bi di Senghane Diallo di bëgg a xar suuf si dugg ci Le Quotidien xëy na dugg ci traitu gerte gi mu di campagne arachidière bi gis-gis bi mu ci am moo di campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte gi dese naa jaar yoon directeur général bu Wawo di ñu xamal ci xët mu njëkk journal bi ne ba fi ñu toll ni huiliers locaux yi amaguñu sax lu mat 200 tonnes gerte gi yépp seen waaye jënd nañ ko yóbbu ci seenum réew directeur général bu COPEOL ne waa Le Quotidien fukki milliards ak ñaar état bi amel na ko huiliers privé yi Vox Populi nañu li fi Moustapha Cissé Lo doon jébaane ak di ŋàññi ñu di ko ŋawte Sidi Ba mi secrétaire général bu cadre concertation producteur d'arachide dëggal na ko nee na Moustapha Cissé Lo liñ doon romandaat ci suuf loolee la wax ci kaw te lu mu ci wax rek am na lu mu bàyyi mu neet ni mbir yi di demee nii noor bi nar naa tar lool ci baykat yi honorable député Moustapha Cissé Lo mi fi sulli woon coow loolee La Tribune nee nañu sulleeti na leneen coow gile yoon ci bagage yi président assemblée nationale mu di Moustapha Niass ca la dugg li muy sàkk moo di ab comité ad hoc ci assemblée nationale ngir mu càmbar gestion bu Moustapha Niass moom Moustapha Cissé Lo ak li mu nekke mu di ku nekk mu lay tendance li ci source waa gis mooy jikkoy amerdeur li fattuwaa réew mi teg leen fitna mi ngi ci Sud Quotidien mu di ngànnaay yu bari yi ne jasar ci réew mi journal bi gis ne ñaawteef yu bari yi am ci réew mi ngànnaay yooye mu di arme légère moo koy waral mooy indi barakaas yi di indi ñàkku kaarange ba ci bakkan yi rot Vox Populi mel ne ku koy dëggal ci xëtamu njëkk ba dañu xamal ne démb rek am na beneen attaque bu am ci station EDK ba nekk ca Ndar ba sandarma yi rey ci wëyu yi benn waay bu tudd Isma Sow tolloon ci ñaar fukki at ak ñaar L'Observateur nañu moom Isma Sow moomee ñu rey ca barakaas ba ko ay mbokkam bëggee woon a suul ci armeeri paal yi xalifa bu paal bi moo ni mukk kenn du ko fi suul ndax faatuwul ci lu baax ñaari doomu Sénégal yu faatu ca Espagne la seeni kay nee nañu seeni néew ñoo nga ñu bloqué ci réewum Espagne juróom-benn million moo fa bàyyi néew ya. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant leen yéen it ñaandoon ak télévision Futurs Médias 19h30 incha allah rédaction bi dina fi dellu si ci yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.